asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax di rafetlu ànd bu rafet bi ngeen di ànd ak ñun ci suñu chaîne bi di A2S Pro di leen wax ngeen continuer di abonné bés ci cloche de notification bi pour mën a jot bépp vidéo boo xamante ni ñu ngi koy def à temps réel. voilà ba tey ñu continuer rek suñu waxtaan ci l'actualité politique sénégalaise tey nag dañuy wax ci la forclusion de la liste de Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yu war a am le 31 juillet 2022 Benno Bokk Yaakaar dans les normes waru cee bokk parce que loi parrainage bi dafa wax ne képp koo xamante nii danga ëppale nombre bi nga xam ne moom nga war a déposer bu ci benn nit ëppee sax yow dañ la war a rejeté cette liste bi dañ koy rejeté sur toute l'étendue du territoire national. déglu nañ experts électoraux yi déglu nañ les constitutionnalistes déglu les journalistes yi nga xamante ni dañuy gëstu ci wàllu déglu nañ constitutionnaliste bu mel ni professeur Ngouda Mboup wax na ko nee na la liste de Benno Bokk Yaakaar est irrecevable, elle doit être rejetée. wax na ko mu leer te kooku c'est un constitutionnaliste xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu constitution. déglu nañ Seybani Sougou journaliste la day gëstu ci wàllu wi wax na ci lu leer. déglu nañ Serigne Saliou Gueye journaliste la chroniqueur la ci Sen TV dafay gëstu te wax na ci lu leer nañ. Benno Bokk Yaakaar dafa waroon a déposer 55 327 parrains mu ëppal dugal 55 328 parrains kon ëppal na benn nit te bu ëppee benn nit liste bi kenn waru ko valider dañ ko war a invalider rejeter ko te lii moo daloon Malick Gakou ci élection 2019 li ñuy wax naan yéene néeg la borom moo ciy fanaan. parrainage bi lu tax mu indi ko c'est pour recaler des potentiels adversaires xool ñu ko neex ñu bokk ci élection yi ñu ko neexul man ko sonal mu dàq leen na leen yéen du ngeen bokk ci élection yi recaler leen. donc li mu doon def nit ñi nag moo ñëw këppwaat ci kawam li mu defoon Malick Gakou en 2019 Malick Gakou dem uti ay parrain ñëw dugal ñu ne ko li nga dugal dafa ëpp. bu leen fàtte ne loi la te loi bi moom moo yóbbu projet de loi bi assemblée nationale loi sur le parrainage. donc loolu lum xalaat la mu nekk xalaat bu bon pour xeex ay nit loolu moo taxoon ñu rejeté candidature Malick Gakou te Malick Gakou mérité woon na pour nekk candidat ci élection 2019 yi ndax kilifa la il a occupé pas mal de postes au Sénégal xam nga boroom xam-xam la doomi Sénégal la am na droit élection jot mu ne dafa bëgg a bokk rawatina ak élection présidentielle dañ ko waroon a bàyyi mu bokk Sénégalais yi décidé. bu Sénégalais yi décidé pour fal ko ñu fal ko bu ñu décidé pour falaat Macky Sall ñu xam ne Macky Sall lañ tànnaat mais day am ak nit problème def ay pexe yow ba na la même soo ko mënta gagné sax daf naan la yow doo bokk sax ci élection yi pour toroxal la quoi. donc li mu defoon Macky Sall loolu moo ñëwaat répété wu waat ci kawam moo tax gis nga xeex amul benn njëriñ xeex boo mënee bu ñu la mënee yépp day métti ci yow te Macky Sall xeex yu mu fi entamé bi mu toogee ba léegi di xeex ak opposition bi. masul am victoire ci xeexam masul am sortie victorieuse bi muy jéem a song Ousmane Sonko dàq ko fële nu mu tuddati impôt et domaine gis nga Ousmane Sonko après dafa faa jógee nekk député jógee fa dem élection présidentielle jël 3e te élection yi bu jaaroon yoon sax 2e tour la jëm ak Macky Sall mais jaarul yoon élection yi dafa sàcc jógee fa ñu indil ko affaire Adji Sarr pour yàq deram mu dem ci élection locale yi nekk maire ba léegi nii moo nekk tête de liste bu Yewwi Askan Wi ci élection législative yi di ñëw kon moom song bi mu song Ousmane Sonko defe naa ne moom voilà lu mu ci bëggoon mooy yàq deram mooy toroxal ko bëggoon na ko tamit tëj kaso affaire bi sottiwul sénégalais yépp wàcc rawatina ak la jeunesse na ko Ousmane Sonko kenn du ko tëj ci kaso bi def na ko Khalifa Sall jëleewu ci benn victoire. jiiñ na Khalifa Sall 1,8 milliard na daf ko sàcc ci caisse d'avance bu mairie bu Dakar te loolu du dëgg ay fen la amoon na ay témoignage kan moo ñëwoon di témoin mooy Mamadou Diop
nga xamanteni mom jaar na fa néna ni ko Khalifa Sall di utiliser mom non la ko doon utiliser Pape Diop ñëw wax la même chose mais bobu lu ko metti won rek moy il fallait mu toroxal Khalifa Sall parce que Khalifa Sall dafa àndutoon ci PS des ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi comme gungee woon nañ Macky Sall 2012 ba mu gagné jeex na dañoo waroon a génn am seen candidat chaque élection léegi nag ñoom Tanor yàlla na ko yàlla yërëm ak ñeneen ñi ñu àndal ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ak ñoom Wilane ak ñoom Serigne Mbaye Thiam ne ñoom dañuy continuer di ànd ak Macky Sall léegi nag Khalifa Sall génn teg taxawu Dakar élection locale yi njëkk a am ginnaaw bi Macky Sall faloo après 2012 2 ans après Khalifa Sall gagné leen Dakar. léegi nag loolu métti ko moo taxoon mu déclenché xeex bi ba jàpp ne daaneel na Khalifa Sall te sax daaneelul Khalifa Sall parce que li mu def ñëpp xam nañ ne dafa ñaaw léegi bi ñu condamné Khalifa Sall première instance Khalifa Sall dafa appel xam nga ñu confirmé ñu dem cour suprême mu dese ko rabat d'arrêt gis nga ni ñu ko toroxalee te élection 2017 yu législative yi ci biir kaso bi la ko fekk législative 2017 mu nekk tête de liste ñu fal ko ba pare mu sant député mi ñu lever immunité parlementaire am ci biir kaso bi te xam nga buñ la tëjee kañ ba nga am immunité parlementaire xanaa da ngaa war a génn ci biir kaso bi ñu lever immunité parlementaire am toroxal ko ba pare di décision wu cour suprême bi wàccee confirmé décision bi bu première instance ak bu deuxième instance si saa si la jël décret ne révoqué ne Khalifa Sall ci mairie bu Dakar nangu ko jox ko Saham Wardini bon Saham Wardini moom moo nekkoon première adjointe conseil yi ñoom ñoo ko votel waaye ñëpp xam nañ ni mu demee léegi élection locale yi nii passé mais Khalifa Sall lieutenant la jël bi mu jëlee lieutenant def ko candidat kooku ñëw gagné Dakar gagné lieutenant wu Macky Sall muy Diouf Sarr xam nga bu 2014 bi sax tane woon na ndax sauvé woon nañu honneur ndax Diouf Sarr gagné woon na fa mu dëkk muy Yoff mais cette fois-ci moom dafa gën a bon gën a yées dañoo ñëw gagné maire bi Dakar bi ba pare Diouf Sarr ñu gagné ko ci maire ba nga xamante ni mooy maire bu Yoff nga xam ne fa la dëkk xale bu ndaw moo ko gagné te kooku ba tey ci Khalifa Sall la bokk kon moom li mu bëggoon def Khalifa Sall sottiwul nangu na maire bi ci Khalifa Sall mais Khalifa Sall ñëw ne indiwaat ay booyam ay lieutenant ñu récupéré waat maire bi léegi nag loolu ba léegi mën na ko digérer ba tey ci xeexam yooyu muy def récemment capitaine Amadou Touré bañ ko bëggee boole ci seen deal bi kooku bañ ndax am éthique am ay valeur ñuy acharné wu ci kawam dàq ko gendarmerie dàq bu arbitraire même su fekkee dafa def faute ci gendarmerie mais dañ koy sanctionné rek mais waruñ kaa dàq Macky Sall jël décret dàq ko toroxal ko parce que dafa jàpp ne kooku dafa yàq diilam dañoo bëggoon a tëj Ousmane Sonko ci kaso bi ñu ne leen fii Ousmane Sonko kenn du ko fi tëj parce que Ousmane Sonko deful dara bañ koy tëj Ousmane Sonko lu mu def mooy dafa contre Macky Sall mooy dafay dénoncer waa kër Macky Sall si seen càcc gu métti loolu rek moo tax ñu dem bolakaak benn xale bu jigéen ne dañuy yàq deram wax nañoo wax ju ñaaw ju ne Sénégalais yi ne leen non ñun Ousmane Sonko lañ bëgg rawatina ak la jeunesse léegi capitaine Touré boobu bi ñu ko dàqee mu dem jàngiwaat bi mu demee jàngiwaat def science juridique xam nga ba soutenir après ñëw dem IAM école privée di fa jàngale ñu dégg ko mer mu yónni ministre bi nga xamante ni moom moo yore enseignement supérieur di Cheikh Omar Ñebbe An nga xam ne moom it heure bi kaso la ko war a fekk bu ñu nekkoon ci vraie démocratie vrai état de droit heure bii nii kaso la ko waroon a fekk ndax moom moo fi doon jënd ay kilo ñebbe 4500 bi mu nekkee COUD kooku ñu épinglé ko ay corps de contrôle ñoo ko épinglé kon kooku defe naa ne dal capitaine Touré ak tëflitam sax ñoo ko gën parce que capitaine Touré masul sàcc masul def détournement de deniers publics ñu def pression ci waa IAM ba IAM dàq capitaine Touré rompre contrat bi léegi nag Barthélémy Dias nag ñëw jël capitaine Touré ñu continuer di gën a mer ci loolu noonu jàpp na daal capitaine Touré dafa war a torox dafa war a dem ba dootul amati lu mu lekk te bi mu ko dàqee waa mafia kaj-kaj bi nga xamante ni ci réseaux sociaux yi lañ nekk nga xam ne waa kër Ousmane Sonko lañ ñoom dañoo réparer injustice bi Macky Sall teg capitaine Touré dajaleel capitaine Touré 30 millions ci 24 heures xaalis mujj la dem ba mat 40 millions ba pare Barthélémy Dias jël ko ci cabinet am ñu jëfurati nag ñoom ñëpp génn ku nekk di wax xam nga
la même chose ak Guy Marius Sagna toroxal na fi Guy Marius Sagna jàpp tëj ci yoo xamante ni ay droit yam la manifestation jël ko mettre ko dans le frigo parce que moom ci administration bi la nekk quoi xam nga jël ko affecté ko Kédougou arbitrairement pour manifestation yi muy def xañ na dootul amati temps bu demee Kédougou Barthélémy Dias na ko toogal fii su ma gañee mairie Dakar bi jël la nga liggéey léegi nag mu jël ñaar ñooñu gis nga ñaar ñu bëggoon a toroxal yàlla sotti lu ko léegi nag ne daal ñaar ñooñu moom dañoo war a torox ñoom war a duñoo dund waruñoo sax am lu ñu lekk te nag wax dëgg yàlla li alxuraan wax ne wama min daabatin fil ard illa ala allahi rizquha lépp loo xam ne dafay yukkat rek yàlla moo yore wërsëgam kon Macky Sall defe naa ne yu bon yu mu doon def ak yu ñaaw yu mu doon def yëpp dafa këpp ci kawam te yàlla nag pareegul ci moom de yàlla chaque jour mu wan ko boppam ñi mu ngemboon pour ñu yàq deru Ousmane Sonko ñoom ñëpp tey gis nga yàlla nu mu leen weeralee yàlla da leen a weer góor jigéen bu nekk Leral TV doon yàq deru Ousmane Sonko nga xam nañ koy fay ne ko del saaga Ousmane Sonko ay audio yam fuité na Mamour Diallo mi nga xam ne 94 milliards sénégalais yi la sàcc moom it audio yam génn na mu weeru xale ba sax ci boppam moo ko enregistré te gis ngeen of nag confirmé na ne Ousmane Sonko wax na dëgg Mamour Diallo dafa sàcc 94 milliards yu sénégalais kon Macky Sall sa xeex yi nga xeex yëpp depuis bi nga nekkee ci nguur gi yëpp amoo ci ndam yëpp da nga cee daanu xeex nag moo amul njëriñ voilà xeex boo mënee buñ la mënee yëpp da ngay sonn li taxoon ñu fal la mooy sénégalais dañoo amoon ci yow yaakaar jox la réew mi pour nga liggéey ko parce que dafa am ay problèmes yu am Sénégal avec la situation qui prévaut au Sénégal biñ la falee defe naa waroon nga mën a tal leneen lu dul ay xeex mais ñëw ñu jox la nguur gi rek nga ne léegi man am naa doole damay xeex ay nit ñoo xam ne ànduñu ak man xeex yoo xam ne tegoo ko fenn di leen xañ seen ay droit xam nga loolu nag moo ñëwaat këpp sa kaw li alxuraan di wax ne in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha soo rafetalee sa bopp nga rafetal waaye boo ñaawalee rek sa bopp tamit ngay ñaawal voilà kon lu am solo ci àdduna mooy ngay rafetal ndax hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan fayu lu rafet mooy lu rafet kon Macky Sall yow tu es en train de récolter ce que tu as semé li nga defoon Malick Gakou moo këpp waat sa kaw dangaa recalé woon Malick Gakou ci ay parrainage yoo xamante ni dafa ëpp léegi la même chose ñëw na dal coalition bi nga xamante ni yow yaa ko jiite ci élection législative yi di ñëw kon ñu ngi xaar waa conseil constitutionnel ndax dinañ am courage invalider la liste de Benno Bokk Yaakaar parce que la liste elle est irrecevable ndax dañoo waroon a déposer 55 327 parrains ñu déposer 55 328 parrains kon la liste de Benno Bokk Yaakaar doit être invalidée la liste de Benno Bokk Yaakaar doit être rejetée sur toute l'étendue du territoire national gannaaw bi nga xam ne déglu nañ nag mooy ñi nga xam ne seen xam-xam daf cee màcc wax naa leen sànq fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun boo xamul da ngay xam ñi nga xamante ni ñoom da ngay laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo xam ci domaine bu mu mënti doon kon ñi nga xamante ni ñoom xam nañ te maîtriser domaine boobu loolu nekk seen domaine wax nañ ñu leeralal ñu ko ba mu leer nañ kon Macky Sall doo bokk yàgg sa coalition ci élection législative yi di ñëw benn ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa conseil constitutionnel dinañ xam ndax Macky Sall lañ fi nekkal wala askan wi lañ fi nekkal ndax am nañ courage wala am nañ fitu rejeter liste Benno Bokk Yaakaar wala déet loolu nag bés bu ngeen ko defee rejeter ko teg ko ci yoon li loi bi wax ngeen def ko su boobaa nag l'histoire retiendra dina am woy bu rëy boo xamante ni nag wax dëgg yàlla di ngeen ko am voilà parce que nit ñi xalaatuñ loolu te xaaruñ loolu ci yéen bu amee day bett nit ñi asalaamaaleykum wa rahmatullah